asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci fàttali xibaar yi fi jotoonu ruus li si gën a fës bokk na si ziar général bu Tiwaawoon bi amoon fukki fan ak ñett si weer bi Serigne Moustapha Sy Al Amine di woote jibo ak ànd ngir sukkali réew mi ñeenteelu anniversaire u làkku Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jaar-jaaru kilifa diine boobu di ngeen ko am ci rétroflash bi wàllum mbind ak lecture Thiès moo dalaloon juróomeeli édition salon international bu livre ak it lecture BM Africa International Days BM di lëkkaloo ak daara yu kawe ya nekk ca bitim réew ngir rek yombalal ay ndongom dem jàngi ca bitim réew mer ba futt la éducateur spécialisé ya génnee ca ENTSS-Def ñoom nag ñuy sàkku si nguur gi mu dugal leen ci fonction publique bi ñu jeexal rek wax ca salon international bu agriculture ba amoon ca CICES SIAGRO amaloon ndaje gu mag boobu fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi li moo fi jotoon ruus ci ay xibaar nes tuut ñu yaatal ko. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ñu dooree xibaar yi wax rek ca ziar général ba amoon ci Tiwaawoon fukki fan ak ñett si weer bi taalibe yi ak sëtu Serigne Babacar Sy ñëpp ñëwoon teewee ndaje gu mag googu doomu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine bi di fàttali rek kàddu maamam ja di sàkku it si taalibe cheikh yëpp ñu booloo doon benn ngir rek mën a sukkali réew mi ñu teewlu ay kàddu Serigne Moustapha Sy ibn Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine ci micro Abdoulaye Wade. ci jamono bu nu àndul nekk aw say nun sëti Seydi El Hadj Malick ñi mu jur ci géño ak ñi mu jur ci diine kon fan la ñu jëm àndandoo boobu moom la mébét moom la bàyyi woon sunu wayjur wa Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amine mébét moom la doon wax at yu mujj yi mu dundandoog nun yépp mu ngi nuy jox kàddu kenn Al Maktoum mu nga ca ruq ba te naan ko bu ngeen àndee dana génn ni ngeen ko bëggee fexeel ba ñépp nga rassembler leen mu dinu ko jox nu àndandoo ca ak moom boobaak léegi bi mu fi jógee tey moo wuutu mag ñi moo fi des te waxoon na démb Babacar Cissé bi wax na ko nun bariwunu ñu bariwul nag dañuy sësalante ay mbagg fonkante bàyyente xel te ku taxaw rek taxawal moroomam ku taxaw rek xam ni diwkat mu nga fa waaye mu xam ni moom la taxawal ndax bu ndam li dikkee ñépp a cay bokk bu ndam li dikkee développement wu réew mi ci loolu la aju. ñu wéy ba tey wax ci njabootu maam Alaaji Malick Sy wax bi yoon rek ci anniversaire u génnub àdduna Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fukki fan ak juróom si weeru mars 2017 la làkk woon si ba muy am téeméeri at yu manqué ñeenti at si ren ñuy fàttali bés bu diis boobu ci mbokk jullit yi rawatina si taalibe cheikh yépp tey rédaction bu Tawhid TV di leen fàttali dundin ak jaar-jaaru xalif boobu nekkoon xalif général des Tidianes ñu teewlu ko. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñetteelu xalifa bu tarixa Tijaana fii ci Sénégal nekkoon na nit ku taalibe yi fonkoon waxinam jëfinam nekkoon na timit lu tax ay junni wala ay millions taalibe sopp ko nangul ko te topp ko da daan nëbbatu lu bari ci at yi wéttalikoo sunu boroom wéttalikoo kurusam di gëstu ci alxuraan rekk jàpp li mu yor boole ci ubbeeku ci àdduna ngir yaatal xam-xamam loolu aussi nekkoon na doxinam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mi ngi judd fële ca Ndar atum 1925 doon na ku ñu ràññee ci doylu alxuraan mi ngi làqatu ci bim amee juróom-ñeent fukki at ak ñaar waaye ba léegi mi ngi ci xolu taalibe yi ñi nga xam ne si noppeeguñ di ko jooy waaye Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon na aussi nitum kéemtaan ko xam ne si wane na ay kéemtaan yu bari ca ba mu nekkee gone ba léegi ñu ràññee ci
wala ñu jàpp ci ni ba mu amee fukki at ak ñeent ci la mokkal alxuraan ci la mokkal njàngalinu alxuraan ak njàngalinu islaam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon na ku ñu ràññee ci tarixa tijaana fii ci Sénégal moo tax ba léegi ñu ngi ci xolu taalibe yi ak soppeek yi. ñu wax ci wàllum mbind ak it lecture place bu France juróomi fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weer bi ay bindkat ak it jaaykatu livre ñoo fa daje woon ci juróomeelu édition salon international du livre mu nekkoon nag occasion ngir njiital maison d'édition Salamata di Seydi Sow wax rek ci livre ya ñu fay indi waaye it ci liy maison d'édition bi di def ci wàllum liggéey ñeel livre ak it lecture ñu teewlu ay kàddu Seydi Sow ci micro Abdoulaye Wade. Et nous remercions Moustapha Néné Ndiaye. waaw ñun li ñuy def rek mooy gërëm bu baax kii di Moustapha Néné Ndiaye pour wax dëgg yàlla initiative bi mu jël ngir joxaat téere yi wala boog livre yi gëdd bi ñu am ak solo bi nga xam ne si ñoom lañ am ci wàllu société bi. waaw ñun nag suñu teewaay fii tey dañ fi ñëw indi fi ay livres yu am solo ay livres yoo xam ne si vraiment nit ñi mën nañ cee jëriñoo bu baax. daan ci lim rek yenn yi mooy lu ñuy tuddee ils ont raté la CAN ak beneen bu ñu tuddee Malang Diédhiou ak beneen bu ñu tuddee de la sueur et du sang ak aussi la politique sociale ak yeneen yu am solo lañ fi indi ci salon bi tey ci ñii nag wax dëgg yàlla ay bindkat yu xarañ leen ay bindkat yu noonu ràññee fii ci Sénégal ñoo xam ne si tey seen mbind kenn dootu ko lam-laamee ñu xarañ leen ak te livre yi am solo la ñuy bind. ñu wax rek ne ku ñëw fii ci suñu stand mu xaw a lëkkaloog fii ñu naan place de France ci Thiès boo fi ñëwee wax dëgg yàlla daan la teeru bu am solo daan la tatagal te yaakaar naa lépp loo soxla ci wàllu livre rek ak façon bu mu mën di nekk da nga ko fi am incha allah. leneen li ci nekk aussi mooy am na fi ñu fi nekk ci biir stand bi ku fi ñëw laaj boo indi wala boog mébét boo indi. pare nan pour weccante ak yow ay xalaat jox la ci aussi ay tegtal yu am solo wala bokk bu fekkee ne ay laaj la aussi ñu indi la ay tontu. li ma sañ a wax rek mooy ñun ñooy wax dëgg yàlla éditeur bu njëkk maanaam tey maison d'édition boo xam ne mën nañ sañ a wax ne képp ku jënd sunu livre nga toog ñaari semaine nga gis ne kat livre bi neexu la mën sañ ngaa ñëw ñu delloo la sa xaalis loolu moom ñun rek ñoo ko sañ a wax. waxee na leen jàppale ni groupe BM ci filialam bi di Dakar University of International Days moo amaloon ci diiri ñetti fan li ñu naan les BM Africa International Days te dalaloon si ay ganam di ay daara yu mag jóge ca États-Unis Canada France Ghana ak it Maroc ndaje ñetti fan yooyu nag ak université yu mag yooyu nekk bitim réew dafay tax rek diggante université yi Sénégal ak yeneen réew yi gën a ratax waaye it dina gën a yombalal ndongo yi nekk fii ci Sénégal mën a dem àggali seeni jàng foofe ca bitim réew ñu teewlu ci reportage bi. lëkkaloo bi diggante daara yu mag yu bitim réew yi ñëw ci Sénégal dafay gën a rataxal seen diggante ak ndongo daara yu mag yi ci réew mi fii ak jàngalekat yi lépp rek ngir gën a yombalal ndongo yi nekk fii ci réew mi seen dem fële ca bitim réew. benn xam nga juróom-ñaari université yoo xamante ni dañu jóge Amérique ñëw fii seet si ñu pour waxtaan ak ñun dajeeg suñuy étudiants dajeeg suñuy jàngalekat ñu xool itam ak ñoom. ëllëg lan la ñu war a def li nga pour que suñu xale yi ëllëg ñoom ñëpp ñu am en tout cas ñi nekk ak ñun am chance am possibilité ëllëg mën a dem États-Unis jàng fa dellu si fii Sénégal ak ay diplôme université américaine et surtout mokkal bu baax anglais mën a làkk anglais bu mucc ayib su ko defee kenn dootu leen mun ràññee bu ñu waxee kenn du leen mun ràññee ak koo xamante ni Amérique la juddoo te loolu dafa am solo ci jamono yi ñu toll ndaxte jamono la boo xamante ni àddina dafa ibbeeku. DUNIS nag dafa monk ak waa BM ci seeni mbëbët mu di rek jàppale ay ndawam ba ñu dooree seen jàng fii ci Ndakaaru ba mën koo àggali bitim réew ngir am yeneen i lijaasa. ñëpp tey jii jóge seen réew Amérique jóge fu sori ñëw fii ci Sénégal pour dajeeg ñun waxtaan ak ñun loolu doy na sakk parce que yombul tey jii ñi mën a wootee université yu toll nii ñëw wuy si la bariwul ñun nag ñu ngi sant yàlla bi nga xamante ni yàlla defal nañu ko ba tey jii équipe DUNIS yi
ak madame Diallo ñoom fexe nañu ba indi fi université yi ñu toll te ñoom bi ñu fi ñëwee dañu bëgg itam wane seen bopp dañu bëgg aussi sénégalais yi africains yi xam leen bu baax te ñoom ibbeeku nañu am nañu dayoo bu toll ni tey jii bëgg nañu suñu xale yi ñëw ci ñoom dem ci seen université yi jàng donc loolu tey jii bu amee nañ ko sante yàlla te góorgóorlu nag fexe ba nga xamante ni suñu xale yi bu ñu fa demee wane xarañte wane sérieux directrice for global engagement à Tunis bi di madame Diallo jàpp na ni daara yu mag yu bitim réew yi ñëw fii ci Sénégal dañu fi ñëw rek ak seeni teranga ngir jàppale suñuy ndongo. sunu partenaires yi jógee États-Unis principalement France Canada ak Ghana ak un peu waa France Canada Ghana ak États-Unis pour ñëw présenter leen Sénégalais yi parce que ñoom dañu bëgg Sénégalais yi xam leen dañu bëgg ñi dëkk Afrique de l'Ouest xam leen dañu bëgg dëkk yi nga xamante ni français mooy seen langue officielle ñu xam ne que ñoom même su fekkee anglais la ñuy làkk même su fekkente ni que seen programme yi c'est enseigné en anglais pare nañu pour accueillir sunu étudiants yi donc ñoom bëgg nañu ay collaboration donc pour université yi nga xamante ni que ils sont intéressés de nouer des collaborations pour université yi nga xamante ni que seen étudiants yi dañu bëgg jàng en anglais ñoom pare nañu pour accueillir leen donc fii Tunis ñoom dañu partenaire ak ñun indi fii seen ay programme c'est-à-dire seen programme yëpp dañ koy jàngale ñun fii ci Tunis donc étudiant bu nga xamante ni bëgg nga dem États-Unis bëgg nga dem Canada bëgg nga dem Chine bëgg nga dem Grande-Bretagne bëgg nga dem France da ngay jaar fii BM wala Tunis comme ça nga commencé fii nii après ñun ñu yóbbu la ci seen université yooyu noonu donc dañu ñëwoon fii pour xamale programme boobu noonu pour wax ne que pour wax ne que ñoom ubbi nañ seen ay buntu pour étudiants yooyu ak élèves yooyu. jàppale ni ci lëkkaloo bi am diggante Tunis ak BM juróom benn université téye woon nañu ci ñetti fanu BM African International Days yi ñu fi amaloon bokk ci ñoom ay université yu jóge ca États-Unis Canada France Ghana waaye it ca Maroc. ñu wax lu soxal situation collectif éducateur spécialisé ya génne fële ca ENTSS ñoom nag mer ba futtu la ñu def ndax jàpp nañu ni nguur gi daf leen fàtte li ñuy def léegi rek moo di amal ab grève de la faim ngir sàkku ci nguur gi mu jël leen rek ca lii ñu naan fonction publique ndax jàpp nañu ni boobu ba léegi seen ab situation bougéwul te wàllum éducateur spécialisé nguur gi dafa war a gëstu bu baax naka lañ leen di càmbaree ñu teewlu ci loolu kàddu seen porte-parole lu bés bi di Ndeye Astou Diba ci micro Léa Niafuna. ba fu mu toll nii sax ministère de la justice yoreel nañ ñu 2 mois d'arrière de salaire de l'année 2020 ñu foogoon ni dinañ ñu jël ñu lancé waat concours bi woowaat yeneen xale ñu formé waat leen CFJ ñu di leen intégrer fonction publique ñun ñu ngi ci ñenn ñaa ngi ci service yi di amuñu benn avantage du congé du benn avantage ci ay situation yu compliqué parce que nekkatuñu ay xale mënatuñu dem defi ji yeneen concours parce que déjà après sa 35 ans mënatoo def beneen concours finalement mu ngi mel ni piège comme bëgg nañ liggéey bi ñu toog ci du yaakaar ni promesse yi dina kii fekk daw nañ fu ne ministère bu ne au conseil du dialogue social présidence primature auparavant secrétariat général ministère de la justice fonction publique finance fu ne yónnee nañ fa ay kii tout le temps ay promesse duñu gis dara furaas fu mu nekk nii dañ bëgg suñu intégration ndax ñu ngi former suñuy rakk CFJ chaque 3 ans ñooñu gën a ñoo fekk ñu ci service yi ñun ñu nekk ci jafe-jafe promesse yi pour ñu régulariser suñu situation ba léegi mënul sotti léegi fu mu nekk nii 50 éducateurs spécialisés lañ nekk ñu des pour ñu recruter leen je pense que état ngi naan xëyu ndaw ñi toujours saa yu lancé ne xëyu ndaw ñi ñu kontaan dundee yaakaar ne ñun def nañ formation bu spécialisée. Comment se fait-il que à chaque fois ñu dañu fàtte ñu yuuxu fu ne ci média yi ñu foogoon ni dinañ ñu dégg kenn duñu dégg finalement ñu dem ba sës nañ moo tax fu mu nekk nii dañuy interpeller suñu ministre direction bi moo tax ñu ñëw taxaw ci buntu direction bi nii kii mois de la femme la ñun suñu corps bi jigéen ñi ñoo ci ëpp bu dee 50 la ci suñu collectif bi mën naa wax ni 39 yi yëpp ay jigéen lañ donc ñun suñu mois de la femme bi lii lañ koy célébrer ci grève de la faim fu mu nekk nii sës nañ ndax daw nañ fu ne dara mënul sotti te léegi ay mag lañ ay borom kër lañ suñu waajur yi mag nañ ba léegi mënuñu leen taxaw si dara jaaxle. kañ ngeen fas yéene dakkal grève de la faim di nga xam ne dañu ñun kay yàlla fii fu mu nekk nii dañuy dénk suñu bopp yàlla ay jigéen lañ bàyyi suñuy njaboot kër ga dañuy toog fii di grève de la faim
ba saa ñuy gis résultat bu positif suñu le père de la nation maître Macky Sall président Macky Sall moom la ñuy interpellé ak suñu ministère de tutelle maître Malick Sall ñu gestuñu ñun ci réew mi lañ bokk ay jeunes yuy def formation spécialisée ci domaine boo xamante ni dafa sensible dafa am importance ci dëkk bi ndax kuy jël xale di ko teg ci yoon pour mu bàyyi délinquance mu bañ a nekk si kaso yi di defar seen jikko je pense que ñooñu mérité nañ 15 ans ñu ngi daw je pense que mérité nañ léegi ñu dégguñu keroog rek ñu jeexal xibaar yi wax lañ amoon ca CICES bërëb boobu moo dalaloon nag fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ñett salon international bu agriculture bu Afrique sowu jant ñu dippee ko SIAGRO mu nekk nag ab ndaje gu mag bu kilifa yu bëri di daje di weccee xalaat ci wàllum mbéy wàllum napp ak it yu ni mel ndaje googu nag occasion la ngir partenaires yi waaye it exposants étrangers yi maanaam ña jóge ca bitim réew ñu fàttali rek njëriñu salon bi ak it lëkkaloo fa mën a jóge ñu teewlu si loolu reportage bu Imam Thiam ak Leya Ñafuna. salon international bi benn bërëbu daje la boo xam ni ay professionnels ak ay acteurs yu yëngu ci wàllu agroalimentaire ak agrobusiness te am na 20 at bi ñu ko sosee ak léegi bu delloo ci wàllu COSEC nag partenaire la bu am solo ci salon bi ñuy organiser ndax ci édition ren bi dafa am solo lool ci producteurs nationaux yi. salon la boo xamante ne daal jeexital bi yëpp mooy fexe ba sénégalais yi gën a gëm seen bopp. ci consommer suñuy production nationale état bi góorgóorlu na ci wàllu courant wàllu ndox wàllu yoon wàllu investissement yu bëri état góorgóorlu na ci li ko des mooy ñu fexe ba ensemble production yi ñuy def ci dëkk bi waa dëkk bi mën ko jëfandiku waa dëkk bi également ñu fexe ba ñu liggéey ensemble ndax liggéey boobu ensemble mooy permettre suba ñu fexe ba la ñuy liggéey mu mucc ayib. moom mi nekk premier fournisseur fii ci Sénégal. réewum France gën a yokk relation commerciale am ak Sénégal ndax jéego yu am solo yi mu def ci wàllu qualité ci wàllu élevage surtout jéego yi ci réewum France def ak seen xarañte moo tax Sénégal def ko priorité ci wàllu jëflante ci wàllu wii. at ci ginnaaw dafa amoon suñu ministre de l'élevage bu fa demoon jënd ay nag yu bëri yu am solo fii nii indi ko fii biir Sénégal léegi ñu ne ñoom tamit loolu noonu couleur ba foog ñu dox ko tamit ñu gën a am relation ak sénégalais yi ak yeneen dëkk fii nii Afrique pour ñu mën a demalante pour que éleveurs ak agriculteurs yu nekk foofu France ñu mën a tam am lëkkaloo ak ñu nekk fii Sénégal ak yeneen dëkk Afrique loolu moo leen fi indi waaye tamit pour que tamit suñu éleveurs ak agriculteurs am fa tamit ay partenaires ñu mën a doxal ci lépp luy wàllu business ak wàllum professionnel. salon SIAGRO bi nag mooy occasion bi gën a baax pour reprendre li ñuy tuddee relation commerciale maanaam jëflante ci wàllu jënd ak njaay ci teewaay bi mooy salon professionnel ci Afrique de l'Ouest bi ñu jagleel wàllu agriculture mbay ak élevage yar jur ak napp surtout wàllu agroalimentaire SIAGRO mooy mandarga bi gën a fës ci wane koom-koom mu réew mi fii ci Dakar exposition yi nag dañu ko séddale ci ay plateforme yu wuute am na yu jëm ci wàllu agriculture yenn yi ci wàllu élevage ci wàllu pêche ak ci wàllu industrie wàllu équipement ak transformation Sénégal wàllu lujum ak fruit ak meew. mbokk yi li moo fi jotoon ruus ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeel na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme